bismillahi rahmaani rahim salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi tey doomi Sénégal nu ngi lay wax nga dal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média ñu ci am nag bànneex bu mag mbégte bu mag di ànd ak yéen dooree émission bi nanu koy defee saa su ne nuyu bu baax a baax sunu président directeur général ak mboolem directeur ci biir kër gi noo ngi ñaan yàlla jubóole leen macha allah jubóole leen ba ñu ñëpp ñu bokk ca bu ko defee itam dinañu ziyaara ak ñaanal yàlla sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada boole ci cofeel gu rëy macha allah noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal yàlla na seen taxawaay yàgg lépp loo xam ne daal yéen a ngi koy ñaan ci askan wi ak ngir askan wi yàlla na sunu borom dogal ko ñu ngi leen di ñaan itam ngeen ñaanal nu bu leen nu fàtte ci ñaan ndax yëg nañ ne te xam nañ ko itam da ngeen a jubóog sunu borom ba lépp lu ngeen ñaan mu may leen ko kon boog ñu ngi sàkku ñaan ci yéen daal di fay jógee dem seeti ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw maanaam ñu nekk ci prison yi ñu ngi leen di ñaanal ñu gaaw jot seen liberté bu ko defee macha allah lépp loo xam ne rek dox nañ ko yàlla def ci barke loolu lañ leen di ñaanal waaye itam di muñ loo soxna yi nga xam ne seen jëkkër yi ñoo nekk ca bërëb yooyu am na itam jëkkër yoo xam ne wax dëgg yàlla seen soxna yee fa nekk waaye mbir mi nag bàyyante xel la nanu bàyyante xel bu baax a baax a baax a baax fa tabarakallah macha allah noonu la ñuy demee seeti ñi nga xam ne dañoo nekk ci hôpitaux yi clinique ak dispensaire boole ci nag di leen ñaanal yàlla ñu ngi leen di ziyaara bu baax a baax di ñaan yàlla ngeen gaaw jóge ci bërëb yooyu ba dem seen kër macha allah bu loolu weesoo itam képp koo xam ne da nga nekk au chevet des malades te ngay def action sociale ñu ngi lay ñaanal yàlla mooy aji faye ku mu fay nga kontaan kon bokk ñu ngi lay wàcceeg sunu borom. di ziyaara kër yi bu baax a baax a baax ndax saa bu nu toogee ne danoo def émission wareef am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla taluñu ko tiis dafa dal seen kaw métit dal seen kaw waaye ñu ngi ñaan yàlla fees dell ci seen xol yi ku yàlla fees sa xol rek macha allah doo jaaxle yàlla na yàlla faj aajo yi faj tiis yi faj njàkkare yi wax dëgg yàlla ndax léeg-léeg dañuy xëy ñu daal dee jaaxle lool yàlla rek a mën a dikk bu dikkee ñu am jàmm yàlla na yàgg dikk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu maam yi baax yi dëddu itam ñu ngi ñaan yàlla mu yóbbu leen ci aljana yi kawe yi macha allah képp koo xam ne daal daan nga nu seetaan te tey yàlla dogal ci yow li gën ñu ngi ñaan yàlla mu àtte la ci njéggalam ak yërmandem sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ñu ngi koy dollee ñaanal macha allah moom ak suñu maam itam ba tey Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine yal na yàlla yóbbu leen ci aljana yi kawe yi mboolem kun fa fekk ak ku leen fa fekk yal na yàlla defal leen jàmm ajaratu mami Linguère man damay kontaan saa su ne ndax nee naa leen suba teel bi yéen a may faj bu ma dikkee ba fekk la fii nga reetaanloo ma ba ma dee ndoy baan itam yokk ca yam ca yokk fa tabaarakàlla macha allah damay kontaan donte bés bi dafa ala dawme ndax xam nga ne am na ku ñu fi woowoon téléphone waxtaan ba ne moom daal mi ngi ci mbind mu dul jeex ñu daal di koy invité dalal ko ndax wareef dafay léppi ñëpp macha allah Adja bismillah xam nga tey moom Pa Koppe jóge na Koppe ba waaw tey Pa Koppe Boy Town la moo tax dama bég ci moom waaye nag dafa am lu ma dégg sànq te dama koy valider mooy que cuub moom ku ko fi soloti ku ne dinañ la taal waaw man de oustaz dalal na sama xel pétrole lañ nee na ku fi soloti cuub ay ñoom jeena ba Seydou Ba ak ñoom mami Linguère rek ñoom sose fi nag maa ngi xaar madame Ba daal la autorisé mu so madame Ba sax mu solotee cuub dina am lu ma def ak moom maa la wax dégg naa ne dangaa bokk ak doomi Mimi ya Aminta Xarimaam
yaaba xari maam ak samsu xari maam. waaw Aminata xari maam la yaaba xari maam ale xari maam. ñun ñoo bokk rek kii boo ko bokk. ëttu xari maam. waaw ñoo bokk daal ëttu yaaba xari maam bi. ñoo ko bokk. ndeysaan waaye xam nga itam boo ko jëlaatee ba tey rek ñoo bokk daanaka gaydel xujjakumba faaloo xujjakumba. siré kontaan nga ni ma la yee neexu la ndax. maam Jaañ xujjakumba juróomi doomi xujjakumba sëy boobu ñoo ko bokk. déedéet looloo tax daal man ma gën a tee am sama kër ma gën a tee am mbégte moo tax ma lay wax ne Sénégal ku fi xuloo di xuus booy layow di tefesu lépp nañu koy def ci dal delluwaat di ko door nañ ko daan dooreeti rek neeti jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mbooleem kilifa diine kilifa aada yi di ñaan sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem te mbooleem njàngale yi mu fi bàyyi yëpp yàlla na saawaan baawaan ci réew mi waaye ñu ngi ziar itam njabootug maam Alaaji Malick gépp ñu ngi leen di ziar di leen jox seen wàccuwaay bu wér a wér a wér te di leen masawaat bu baax a baax li ñu bokk ñun ñëpp waaye noonu la ñuy ziare seen mbokk ma seen xarit ba Cheikh Sidi Al Mokhtar ak mbooleem axlu Mbàkke yu gépp sukkaat ci suuf di yeesalaat suñuy njébbal ci njabootuk Cheikh Abdoul Ahad Mbàkke waaye noonu itam nag la ñuy ñaanalee suñu yaay déggan chimère yàlla na taseeg soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Kamara Jibante booy yaaxa jaay yàgg fi loo fi yàgg doyul ndax yaay jiite njaboot gi kon yàgg fi lool waaye noonu la ñuy ñaanalee mama Kinushka ak yaay na fi jàllo ñoom ñu yàgg fi loolu te wér suñu yaay Astu Sekk ñu ngi lay joxaat sa wàccuwaay bi gën a sell tey ñaan yow it nga yàgg fi loolu te wér sama yaayu xol yi nag mère Ndooy ak yaa Astu Sekk yéen itam lu ngeen fi yàgg doyul yàgg leen fi loolu te wér kaala gi yàlla na ràpp te ngeen ràppal ko Mari Baan yow moom wujj moom signé naa ci suuf non dama ko mujj sax dégg ba abadan dama ko mujj sax damaa dem waxtaan ci commissaire ak ñoom Louis Ndiaye ñu bindal ma ci suuf man boo xam nga lu ma bëggam fii buñ fi waxtaan buñ fi tudd commissaire non gisoo buñ fi tudd note kii maître waaw buñ fi tudd yooyu façon buñ kii néeg yu gàtt yooyu ñu dut fay ndox courant itam buñ ko fi tudd delluwaat di ziyaaraat ñëpp di wax ne maire ngaan Thiam di yaay ci Mama Thiam fële ca Nord Foire maa ngi lay ziyaar yaay booy xamal ne benn boo ma bëgg rek man bëgg naa la fukkam bis ni ki tey boole naa la sama yaay waaye sama yaayu xol ji nga xam ne yaa tax ma ñemee xuus yow moom dootuma waxati ci yow dama lay bàyyi ak yàlla macha allah booy piir saña xoor bismillah jaajëf ñu ngi leen di ziar jénn ba Seydou Ba de baax na fi ndax dégg naa mu naan la sànq sa mbaxana gi non esthétiquement moom daa ko xool xamoon bu ma yëgoon du ma ko wax maa ngi leen di ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp waaw wàcce ko boog wàcce ko tuuti waaw wax na mi waaw wax na mi ci samay affaire la bokk ci sa waaw say mbir la bokk waaw bismillah merci di nuyu kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp il est terrible di ñaanal sama sëriñ ba Cheikh Bass Abdou Khadre yàlla na fi yàgg lool te wér amiin yaa rabbi di ko ñaanal taalibe yeeg ñëpp di ziar waa Pire Sañu Xor sëriñ Mansour Cissé ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak sëriñ Maodo Cissé di ziar ki nga xam ne moom moo di moom parent Jibi Diagne ak kii di monsieur le maire Serigne Boub ak sunu imam ba sëñ Moustapha Ka ak Serigne Mbaye mi nekk fii ci cité kër góor gi ak soxna madame Mbaye ak sunu baay Ba Dojeng ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen ñaanal jàmm di dalal sunu gan gi ci sunu thème bi di nuyu paayu retraité yëpp ak ñiy waaj a retraité ak ñi nga xam ni ñi ngi doog a am liggéey ñëpp ñi ngi leen di ziar di nuyu sunu góor gi nga xam ne moom la ñu invité woon démb tamit ñu ngi koy félicité émission boobu vraiment jaar na yoon kontaan lañ ko doon wooyee daal tooge na ko di ziar kilifa yëpp man de jot naa benn message sama benn xaritu xol naan ma Eva ma ne ka mu ne ma est-ce que doyen du avocat wu IPRES man ko déedéet dafa wax xalaatam non dëgg la wax non Sénégal waaw dëgg nga wax li naan lu ode wax ci bëy bu feebar ñu ni der baa tax la soxla soo nekkee ci dëkk ña yore IPRES ak ña yore nguur gaag ñu yor groupe Futurs Médias soo gisee dëgg wax ko waaye soo gisee lu dul dëgg it wax ko Sénégal kenn mënu ko loo jiite li ma ci jaaxal xam nga lan la maanaam ku nekk ak sa dëgg xaw ma bindkat yi nu ñu koy waxee est-ce que xam nga dëgg ku nekk ngi naan dëgg may dëgg dëgg bi mu wax c'est compliqué démb dëgg bi mu wax ci IPRES lu leer la de mënoo maa liggéey 30 ans yow nga liggéey 10 ans ñu def IPRES ñuy tolloo lu ñu fayeeku waaw parti boobu waaw mais loolu wax na dëgg de d'accord très bien yow ñàkk waxtaan ak yow wóorul damay jël madame Badjo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di kontaan parce que keroog dañu la invité ndax da nga woote joxe sa contribution ñu ne woon bu ñu la woowee waxtaan bi dina gën a yaatu en tant qu'éducatrice bu dem retraité waaye dégg naa ne éducatrice yi ñoom duñu retraité mukk parce que c'est ton exemple ma ngoog ñu bàyyi la nga nuyoo donc Eva Tra kontaan naa trop si invitation bi jërëjëf
parce que vraiment honneur la que d'être invité par une si grande télévision. ndeysaan. La télévision Futur Média. c'est vrai. maa ngi ci profiter pour nuyoo kilifa bi. dëgg la. Le DG Youssou Ndour. Nous sommes de la même génération parce que je suis née en 57. ndeysaan. Peut-être je suis un peu plus âgée que lui. et vous êtes encore jeune. macha allah. Apparemment, oui. J'ai 60 ans depuis le Sant mois yàlla. d'août. macha allah. J'ai été admise à la retraite. J'étais surveillante générale au lycée de Pikine. c'est vrai. À côté du lycée Canada. dëgg la. Au fait, c'est un petit lycée, mais grand de nom, avec le proviseur Mor Mbeng et le censeur Madame Diouf. Je leur fais un coucou à toute l'administration, les professeurs et les élèves. lu normal. Depuis 2000, j'étais marraine. waaw. C'est pourquoi je peux dire que le hasard n'existe pas. dëgg la. Parce que c'est ce qui m'a forgé à avoir une activité secondaire après mon admission à la retraite. dëgg la. Avec surtout, bien sûr, le conseil du consul général de Bordeaux, M. Koïta Abdrahman, qui m'a conseillé de créer une association. Bon, parce que c'est personnel. C'est avec mon apport personnel que j'aide les élèves. ak kilifa diine itam dama leen di jàppale. En tant qu'enseignant xam nga dañuy naan toujours enseignant amuñ dara dañuy jooyante rek tout le temps. waaw waaw. mais sama as tuuti bi ma yore. waaw. dinaa jàppale kilifa diine ku ci am comme Thierno Madani man surtout Omar Foutiou la. ndeysaan. Thierno Madani daf may invité toujours chaque gàmmu bi muy def ci mausolée bi. daf may jox carte d'honneur ci salon am lay añee ak jabaram. ndeysaan. ak famille am yëpp ñu toppatoo ma. loolu yëpp ouverture la. waaw dinaa jël rek juste 50 € def ko ci enveloppe aussitôt day jël téléphone am woo ma. Sëñ Mansour aussi daf ma daan recevoir. Sëñ Saliou aussi. ndeysaan. bi ñu nelawee damay jël 50 € yónnee ko seen bëgg a néeg yi ñu ma daan yóbbu ba ci moo seen tax bi ñu nuyoo sànq kilifa diine yi nga kontaan. voilà c'est ça. donc même Mame Abdou maa ngi leen di jaale. wallaay maa ngi jaale Tiwaawoon. wallaay. La dernière fois où Sëñ Mansour m'a reçu, c'est l'année où il est décédé. Il m'a reçu, je suis venue ma croiser ko si buntu mausolée Babacar, son père. Seydi Aboubacar. ma nuyu ko ma ne góor gi maa ngi lay ziyaare surtout Omar Foutiou mu ngi lay ziyaare mu ne yow de man maa la war a ziyaare. ndeysaan. ma ne ko ñaanal ma mu ne yow ñaanal ma ba pare. te boo demoon Touba itam. góor gu la lay dalalee ak Ndiassane et partout. Sëñ Saliou je suis connue pour ça. da nga ko sopp. États-Unis France Paris. dëgg la. su Sëñ Mansour demee Paris dañ may woo. bu weesee nekkaay fii Paris. pour ñu ndeysaan. yóbbu ñu. bu weesee loolu li tax ñu gën la woo. waaw dañu xam ni rek retraité nga boo xam ni da ngay activé wu. te dañu gis souvent nit yi bu ñu retraité ba noppi du ñu activé wu looloo tax. Manque d'activité sax dafa baaxul ci doomu aadama. dëgg la. parce que soo gisee oto sax nga gaare ko. nga ne sama oto dafa paan aw ma xaalis. maa ngi xaar am xaalis pour defar ko. soo ñëwee su fekkee nettoyé wu loo ko. oto bi dootoo ko xàmmee ndax poussière. defaruloo ko. tànk yi pneu yi dañuy màbb. c'est-à-dire bu oto bi paanee. waaw nga wàcc ka fa. waaw te doo ko xala sax di nettoyer. di nettoyer boo dikkee doo ko mën a utiliser. doo ko mën a yaa ngi ñuy wax ni ñu boo retraité. waaw te defoo tuuti mbir. waaw bu yàggee dootoo mën a dem. est-ce que léegi taxi bi ma indi parce que dama jaay sama oto. ma ne ma bëgg beneen oto pour retraite. waaw alors comme amaguma xaalis. waaw parce que man nag damay taaba man bëgguma góor jox ma. waaw toujours damay taaba di jàppale sama jëkkër. dëgg la. jàppale ba bi ma commencé liggéey. waaw. sama objectif principal. c'était de chercher un toit pour suñu jëlee retraite ñu am fu ñu suturloo ñun ak suñu njaboot. yaa ngi kon ci préparation retraite. waaw naka la ko nit ki di anticiper préparer ka. D'ailleurs, j'avais noté ce point-là. Hier, c'était l'objet de votre discussion. Tout à fait. Ndoye Bane a posé la question au vieux retraité, M. Diallo. Qui était présent. Il lui a dit, sur le qu'est-ce plateau. que vous allez conseiller waaw. à un jeune de 35 ans, si je ne me trompe pas, Ba tey. qui perçoit 300 000 francs. dëgg la.
Alors tu moi, as bien noté. je lui conseille de faire des cours, de payer des cours de renforcement à ses enfants. Pour que ces élèves aient un surplus d'efforts dans leur travail à l'école, qu'ils aspirent à avoir de très bonnes notes pour avoir le bac d'office et aller même à l'extérieur. Waaw. C'était mon cursus. Parce que je l'ai fait avec mes enfants. Machallah. Mon mari était chef d'agence à l'IPRES, mais moi-même, en tant que petite enseignante, mais Il n'y a pas de petite enseignante. Ouais. Parce que yéen a ngi former ay futurs cadres. Voilà. Bon, nit suufeel sa bopp rek parce que ñu ne yàlla nee na soo suufalee sa bopp comme Ibrahima. yonente yàlla Ibrahima nu mu suufalee boppam mu yëkkati la ba nga tedd. nga ñuy jàngal ne dafay wax ñun au lieu de man. waaw macha allah. léegi ba tax na. comme li ma leen doon wax rek du ma xaar góor jox ma damay indi toujours sama bos nga teg si sa bos. très bien. ou bien nga jox ma teg si sama bos. jërëjëf jërëjëf. vous avez vu. waaw Linguère. moom dikkee na fu am solo. macha allah sunu invité bi. lépp njàngat la ak njàngale. macha allah mi ngi ñuy xamal ci waxtaan ne li gën a wóor ci préparer retraite. mooy nga renforcer sa ay capacité doom nga mettre leen ci ay conditions yu wóor. parce que retraite bi gën a wóor bi gën a bi ëpp sécurité te rassurant mooy ba nga préparer say doom. njaboot gi daal boo àggee ci noppalu. nga mën a noppaliku ci jàmm waaye dem ba war a noppaliku. di gérer ay détails yu njaboot. kooku kenn ñaanu ko yàlla bismillah. waaw man dañ koy santaat te di ko joxaat wàcc waayam bu baax ndax moom suñu soppe la avant mu doon ñëw. dëgg la waaye gis nga Eva man bu ma tënkee li ñu waxtaanee yépp ak li ndooy wax. waaw suñu papa Diallo ñu ngi koy delloowaat njukkal bu baax a baax. dafa mel ne daal kon ñun suñu aada ak suñu cosaan daf ñu jox ko ne njaboot gi la. ndax boo waxee ak ñenn ñi dañ naan la man bi ma retraité IPRES joxuma dara. wala la ma waroon a jox dama cee daw ba sonn. fekk ne ñenn ñi ndekete yoote dañoo xamul yoon bi ñuy jaar ba dem ci. ndax bul fàtte ne nag Sénégal nit ñaa ngi doon liggéey ci jamono ju njëkk ja. ñenn ñi certificat lañ doon am wala leneen donc seen njàng eggul woon fenn fi. bi ñu retraité tamit gisuñu ku leen gindi ba ñu mën a wut kayit yi ñu war a wut. am na ci jigéen ñoo xamante ne seeni borom kër a jàngoon ñoom jànguñu. mais seeni borom kër waxuñu woon ak ñoom. amuñu woon certificat de mariage. amuñu woon yenn kayit yi xamuñu aussi fu ñuy jaar pour lijjanti kayit. am na ci góor ñoo xam ne dañ doon ubbi ay compte di ci def mais waxtaanuñ ci woon ak seen njaboot. bi ñu faatoo presque seen njaboot dañu ñàkk loolu. ñu ngi ko toogaale di ko wéyaale. wala bi ñu retraité. kon yooyu yëpp bu ci dajewee. ma gisaat ne du réew mu neex a dencee. ndax lépp ñëpp la lu ne ku ne ngi ci. li nga yor bëgg nga ku ne mos ci ndax noonu lañ ñu bindee. boole ceeg li ñu yéeg itam te duñu wàcc dafa bari. dëgg la mooy que yaa ngi ci location bi. yaa ngi ci bëgg nga mel ni nit ñi. bëgg nga lu baax ndax dafa am yenn yoo xamante ne nekkatul confort léegi mais nécessité la. da nga ko war a am ci sa dund pour sa dund mën a baax comme ni nga ko bëggee. nga nekk ci yooyu yëpp ngénte yi. màggal yi. gàmmu yi tamxarit yi tabaski yooyu yëpp nga bëgg ci nekk di ci dépenser. kon daal man bi ma tënkee wax ji yëpp dama jàpp ne daal. njaboot gi daal moom mooy retraite bu dëgër bi fii ci Sénégal. dëgg la ñun d'accord man loolu laa gis ne léegi. mooy solution bi ndeke. mooy bi ñu ci tollee. jàngal leen. waaye yar leen ba ñu ne jar xamal leen ba ñu fees dell. ak ay dëgg. ndax loo deful ndekete wet sama maam nee na ma kaas sax boo ko sottee ba mu jeex boo ko këppee yaa jàpp ne dara nekku ca. waaye ngelaw duy na ca moom la mu ca soxla ba pare. wallaay dëgg. kon nañu jiitu ci ñoom. def ci ñoom li ñu war a def ci ñoom mooy teel leen xamal adduna. dëgg la teel leen yar. teel leen gindi. axaj mais teel leen tàmmal responsabilité. tout à fait mooy wan leen ne ndekete yoote nit ki warul dund pour moom boppam rek. dëgg la mais dafa am jamono bu muy toll boo xam ne dafa war a dund ngir ñii. dafa war a jàpp ngir lii dafa war a def ngir lii. très bien tàmbali di séddale. ci bi ñuy xale. su kenn ki amee nga ne ko mayal sa mag wala mayal sa rak. boo jëndee ñu gis même boo mënee jëndandoo ñaar nga jënd benn ñu gis nga dagg ko ci digg bi. ku nekk nga jox ko. suñu jeexalee sax nga daggaat ci digg bi joxaat ku nekk. ndax loolu dama koy fàttaliku ci sama maam daf ñu ko daan def. daf daan jël lu bari teg mais ku nekk day dagg jox la. lu tax mu ne parce que ba léegi bu ngeen demee ba màgg ngeen mën di ko daggoo. man daal gisaat naa ne daal nañu delluwaat ci suñuy aada ak suñuy cosaan. mu mel ni lépp éducation la kon day éducation bu jaarul yoon moom ndekete yoo ya muy jur moom mën naa tukkil àdduna. nañ ci bàyyi xel bu baax a baax c'est très important damay wax mbokk mi ci ligne bi bismillah. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si na nga def. sant yàlla bu baax a baax. ana waa Seyda. ñu ngi ci jàmm ñépp ngi ci jàmm. ay femmes retraité lañ. ndeysaan ah bismillah leen. dañuy waxtaan nag ci xale yi tey yi ñu dimbale seen jëkkër yi. aha
boo ci amee sax sëriñ buy liggéey. waaw. même bu ngeen woyalee 10 ans. waaw. ne ko sëñ bi ndax am nga kër. bu dee amul kër nga soññ ko ci mu am kër ndax jigéen mooy jàppale jëkkër. dëgg la. boo ci tolloo nag sa jëkkër di liggéey. bul bëgg dara. takkal sa ndig. du mu am nga sa kanam. bu la joxee. boo amee loo ci dolli nga dolli ko ci. boo amul nga yaxanal ko ci ndax heure bu demee yow yaay def sa kër ga yàq say njaboot. yàlla na yéex. wallaay yàlla na yéex. man dama daan def bu demee mission. comme de tenue la woon lu mu métti su ma xam nga militaire moom kii la xam jabar la xam. dëgg la. procuration la lay dundal nga ñam fayeku. dëgg la. lu métti li mu daan def laay def li ci def ma dugal ko kontam. 1 an 2 ans mu ñëw débloqué jënd kër. ma defaat noonu la même chose 1 an 2 ans mu tabax moom propre moyen na nañ tabaxee suñu kër ba dëkk ci maanaam. aka ngaa am fulla yaay. waaw. defuma dara bokkuma ci xew bokkuma ci ngénte jënduma or jënduma. mbaa du yaay jaaga. bokku ci ndaje ñu naan ko ci mbaa du yaay jaaga. li sunu baay Thione Seck waxoon sunu mag bu jigéen. ndeysaan nee na ko bokkoo ci ndaje naka diriyanke bokkoo ci nangam ak nangam. tabaarakàlla macha allah. xam nga Eva. waaw. xam naa ne war nga jàll ci ndoy mais soxna si dafa indi lu am solo. mujj mooy gis nga su góor gi mënee tabax jigéen ji mën a raax mbaa mu mën a peinture rek seen kër daal di. am na noo koy waxee de kuy yàq ne naka. kuy liggéeyee ne mbaam yàqee ne golo toroxee ne xaj rek. bu la ci kenn nax. boole ci am milliard denc milliard ba taxut a bari alal. da ngay lijjanti di liggéey mu cay duggaat. dëgg la waaye xam nga ñun tey rek la ñu sóor. te bu ñu fàttee ne ñun jigéen ñi tey dañuy xeeb tey. fàtte démb yàkkamti ëllëg. di dàqulu dikkagul te xamuñu kañ lañ ciy jot. bismillah macha allah Ndoye Bane. sa jigéen itam dolli na lu am solo. macha allah wax na lu am solo. c'est que li mu wax yëpp am na solo. mais nag kuy góor rek wala kuy jigéen da ngay naan yàlla na ma yàlla may doom ju am jom. soo góorgóorloo bay bëgg a dee sa soxna góorgóorloo bay bëgg a dee. te say doom amuñu jom. wala defoo ci ñoom jom. wala doon wuñu jom. da ngay am problème. am na góor gu ma waxtaanal dem mun ma Ndoye Bane maa ngi nii nekk ci ay tolof. ba may liggéey loué moom ak yaayam. ma loué muy jàng mu am bac. terrain ba ma amoo suus néew. moom laa jaay. fayale ko mu fayale ko mu tukki. bi ma ko fayalee mu tukki dem jàngi ma sonn ci jàngam ba mu demee ba tekki ba ñibbi si Sénégal nee la ma tege weeru dee mu ñëw jox ma 2000 wala 3000 dem yoonam maa ngi nii je suis dans le besoin et tout sama doom mi ngi fii mi ngi nangam moom mooy liggéey tel kii moom mooy tel chef d'entreprise te loolu dafa bari te seen bàyyi juru jiwu ñu leen loolu seen yaay jiwu ñu leen loolu moo tax yàlla na nga am doom ju am jom dafa am solo avant thème bi yàgg naa la wax ñaata paa yu retraité ñoo yor seen kër yor yaay yor doom yor jëkkër yor jëkkëru doom maanaam sa jëkkëru doom nga yor ko ci biir kër yor sa jabaru doom di joxe dépense dafay courant dafay ndox ñaata am na paa yi bari ñu ngi fii ñoo ngi retraité pare yor kër loolu dafa métti loolu nag say doom nag suñu amee jom foofu ñun Sénégal loolu rek lañ mën a préparer retraite li nga mën a préparer retraite mooy assurer say doom préparer parce que mënoo denc dara li nga am da nga koy investir ci njaboot gi màgg am jom yor la mais bokkul ak tubaab yi nga xam ne tey ji dañuy épargner pendant des années retraité dem ci benn dëkk toog fa di ko fa noose ak xoolu fa joxuñu bàjjen ñaar dërëm joxuñu tànta ñaar dërëm joxuñu nijaay ñaar dërëm ñoom ak seen doom wala ñoom kese te mam yi dafay dee souligner benn mbir mu am solo day wax toujours ne luwaas moo ñu sonal luwaas moo ñu sonal boo demee retraite mel ni Awa Diop amuloo kër nga xam ne yaa ngi ci loxo borom kër yi tey ñu ne la toogal suba ñu ne la départal gannaaw suba ñu ne la nii la demee gannaaw kooku da ngay mujj sonn amuloo kër amuloo toit amuloo fooy dugal sa doom yi comme ni ñu koy waxee yàlla boo am nag famille bu bare bu rax ki ñii ngi dëkk Sicap ñii dëkk Fass ñii dëkk Médina c'est compliqué loolu yëpp dafay naqaral retraite il faut que nit ki di préparer bu baax a baax daan naa dégg une femme un toit maa ngi leen di nuyu bu baax waaye retraité bu ne war na bu dee pare retraité am avant sax mu tabax kër parce que boo tabaxulee kër mënuloo nekk ci jàmm parce qu'on connaît la réalité sénégalaise Ndoye Bane mii sama góor gi ma jàkkaar lool bi ma ko xamee ba léegi Ndoye Bane bokk na ci man dama bëgg kër mais Ndoye Bane bokk na ci ñi ma yokk bëgg kër waaw parce que dama gis waxtaanu Ndoye Bane yëpp dañ daan nekk rajo ba 3 heures du matin 3 heures et quelque ñuy ñibbi waxam yëpp ci yoon bi kër la kër tegal booba fekk na Eva yi xandoor kenn du yëg booba maa nga ca dans les bras de Morphée comme
jëlal ki ci ligne bi. salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si na ngeen def. xanaa di la ziar di la jox sa wàccuwaay bi gën a sell. di leen ko delloo ñaan yàlla fekkee. amiin yaa rabbal alamin. dama fi woote woon temps yële seen émission retraité bi. di leen suivre di waxtaan tey nag sama participation lenn rek la. man de dama leen di ñaan seen émission retraité bii boo leen bu dee trimestre bu jot. ñu dugg ngeen koy renouveler 2 fois parce que retraite du fi jóg. déedéet. wallaay dëgg la. allah kulli xaal. te ku ne dañ ci jaar. waaw du fi jóg. lii ngeen di waxtaan ak retraité. am na solo lool te dina dimbali ñu bari. parce que sëgg ci këyit di liggéey nekk ci atelier di dóor marto ainsi de suite am na loolu dul kàll. c'est vrai. ñii nag li ngeen di wax nii ku leen di déglu. dina defar boppam. incha allah. dina waajal boppam. incha allah. daal loolu laa amoon tey du may participer ci émission yi. jërëjëf. ngeen instauré seen émission retraite. incha allah. parce que nag yéen a ngi dimbali nit ñi de. ndeysaan. wala nga ko xamee moo am wala nga xamul moo am. jërëjëf am na ñoo xam ne du ñu dugg ci ligne comme man ni ma duggee nii di wax parce que amuñu habitude. te vraiment macha allah daal yal na yàlla jàppale. amiin yaa rabbal alamin Baye. yal na yàlla jàpp yal na yàlla dëgëral leen. amiin am na solo lool. ndeysaan. yal na yàlla dëgëral leen. amiin Baye amiin Baye. ngeen jëf. jërëjëf papa. merci beaucoup. Eva seen ñaan rek la ñuy sàkku. amiin. di féliciter itam retraité bi nga xam ne ndeysaan am na sunu baay yu dul retraité Adja Linguère. jamais. ña nga toog ca kër ga ba tey. am jom dem nañu retraite ña ngay fay jàng ya France. dem nañu retraite ña ngay xool lu am seen kër doom bu jigéen. dem nañu retraite ña ngay bàyyi xel seen goro. nga jël seen doom ba noppi ñu ëlbatiku yoraale la macha allah. fa waaye xam tabaaraka nga ñooñu. yàlla yàlla xam nga barkeel. ñooñu seen papa yi dañu toll woon ci doon leen gunge ñoom itam teel leen a gunge ñu dem. teel leen a gunge ñu dem teel leen a dugal ci gunge ligne ñu bi, dem. jëlal ki ci ligne bi. salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam soxna si ngeen def. xanaa di la jox sa wàccuwaay ak di la dalal. mbaa yéen a ngi ci jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax. alhamdulilah en tout cas Eva Tra ñu ngi rafetlu sa liggéey. jërëjëf jërëjëf li ngeen def rafet na trop. jërëjëf. jërëjëf. mais Ndoye Bane ñaaw na trop barki Seydina Mouhamed Ndoye Bane yaa ñaaw. mais xam nga borom jabar yow ku ñu faa nga. mbaa da nga ko wax li ko neex. voilà. waaw noonu laa ko sottee. Ndoye Bane fi toj na. yow noo xoolal da koo faa. xanaa man maay ma ñaaw. yàlla Mouhamed dama leen a bëgg. ndeysaan. mais xam nga naka laa xamee ne xaritu Ndoye Bane doo ma ko laaj. parce que ni muy insister di toog naan nit ñi dafa ñaaw. bi nga duggee ne Ndoye Bane ñaaw nga torop ma ne kii soppe Ndoye Bane la. yàlla xam ne da ko jaar. xam nga man di ko tooñ moo may neex di ko tooñ. ndeysaan wallaay ndeysaan. yàlla na yàlla sàmm ci amiin waay amiin waay. amiin ndeysaan. kii moo neex. ndeysaan ne ko góor lii nga bëgg xam naa na nga ko mayee mbaxane bi ca suba xoolal natt sa bopp ñu ne bu ko sol nga ne ko ci pëy. di ko ci pëy. te xam nga li ma gën a neex ci moom mooy bu ko def lay bañ. loo bëgg mu def ko nee ko bu sànq la pour la taxaw fi ne que yow Ndoye Bane esthétiquement parlant ma ni sama xel ma ni ko yàqal nga ma bu nu dooree rek dina ko ci mais nag man et finalement c'est un style hein. mais man ñaawaaye mënuma ko gis xam nga lu tax Eva. xam nga tey da nga def yëfi création am jom. laaj ma da nga créer waaw. c'est-à-dire da nga jël lu moderne dellu ca cosaan waaw. de dëgg la waaw. da ngay gis léegi xale yi dañuy ñaw créateurs yi jël fukki wax yu niroowul xeetoo ñu bokkuñu liñ daan wax patchwork soo demee tey laaj ko ku mel ni Adja Juma Adja Kolle ak suñu yaay Binta Sal Saw ñoom xam nañu dañu liggéey ci loolu ba tey dëgg la jaxase ay xeetu pièces yu bokkul mu joxe une beauté mais daal bu inexplicable xam nga lan mooy problème bi. waaw góor daal daa rafet ak daa silwise. na set te nangoo liggéey. te takk nag uru ay ni bu mel ne sama mari baan mee ca kër ga. sa zaan di toog salaamaaleykum wa rahmatullah. ndeysaan sëriñ bu baax bi ñu ngi lay dalal. allo. boo wàññee télé bi tuuti déggante bi gën a neex. allo. salaamaaleykum. allo oui. ajaratu bismillah waaw maa ngi leen di nuyu di leen sargal. nu ngi lay delloo sargal ak nuyoo bu baax kontaan lool ci seen waxtaan bi. macha allah man nag bërëb laa boo xam ne bii suñu borom kër dafa gaañu. waaw seen waxtaan wi nag neex na lool ci retraité yi waaye jigéen ñi nga xam ne seen borom kër gaañu na ñoo gën a sonn. moo tax traité nañ ko fi les veuves waxtaan nañ ci de le veuvage waaw ndax jigéen ñi. waaw
seen borom kër yi lu nu yoroon ba jigéen ñi ñoo ko yor. dëgg la. te bu seen ñu fapaat. da ko seen jigéen ñi tuuti na nag. dëgg la. loo xam ne lii du leen jëriñ dara du mën jëriñ de wax ji dara. dëgg la. muy ñaan na ngeen dimbali suñu jigéen ñi ndax sonn nañu ñu yokkal na suñu pension yi. dëgg la. dafa jigéen fekkee dafa yor këram. yore njaboot gi. yore njàngam yore lépp lu borom kër yoroon. boo fayoo doo am sa fukki junne. loolu day metti. ñu yokkal leen seen pension. waaw ñun daal ñun jigéen ñi noo ngay ñaan daal ñun nga xam suñu borom kër yi duñu gaañu ngeen dimbali nu daal waxtaanal nu. ñu yokkal nu suñu pension yi ndax sonn nañu torop. dëgg la ñu leen di gërëm nag ndax ñu ngi ñaatu soxna la fi bàyyi. yàlla sàkk. kontaan nañu lool ci seen thème yi ngeen di def yi. ñaatu soxna la fi bàyyi. yàlla yàggal taxawaay bi. amiin yaay amiin amiin seen wér. amiin. kontaan nañu torop. ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla mu yàmbal li ci des. amiin. waaw jërëjëf. jërëjëf maman ndeysaan. merci. ay jàmbaar lañu de. dëgg li la Fatou léeg-léeg nga gis sa yaay mu ne tekk naan la dafa feebar feebarul yaa ko jaaxal. xamul naka la lay def ëllëg. mi ngay xalaat te moo ne àgg na ci retraite moo tax sunu papa yeeg sunu maam yi sunu nijaay yi du ñu retraité. retraité wu ñu jafe na en Afrique rawatina au Sénégal. nga retraité turu retraité bañ a dem liggéeyi moo fi ne ci sama gis-gis. waaye ca kër ga retraité woo yàlla boo am njaboot gu tasaaroo nga bëggoon a toog nekk ci jàmm mënoon ne ci jàmm bés bu ne ñu woo bàyyi suba ñu ne ko demal kër diw tàng na gannaaw suba demal kër diw tàng na kooku fu muy retraité kooku du retraité xelam toogul Ndoye Bane jëlal ki ci ligne bi salaamaaleykum. man maa duggoon léegi. ndeysaan bisimilah. man maa doon toog Ndoye Bane léegi. dëgg la. dafa am ñu ma toogal ñu naan ma yi nga def rafet ma ne la man li may def nii wax dëgg yàlla foo rek moo ci dugal. da ngay tooñ rek. déedéet jàppewuñu ko leen. non waaye Ndoye Bane yaa ñaaw man bis bu ne ma dégg ko di. xam nga loolu booy na nopp nit ñi. déedéet sunu xarit nga. li gën a tax ma woote xam nga lan la. waa. billaahi wallaahi da nga tax ma démissionné su ma doon liggéeyee xam nga la moo tax. dama am retardu 7 fois. ndeysaan. ñu bindal ma pétition ma démissionné pour feneen su may liggéey yàlla suturaal ma am naa. ay waay. ndeysaan donc man bëgg la ko waral yi meru leneen. barki Seydina Muhammad. xalaatuñu leen yàlla xam na ko xalaatuñu leen. mu xam nga jamono dafa baax léegi ba nit ñi wooteetuñu di wax lu ñaaw dangay kaf ak ñun rek. yooyu xëy na amatul. loolu bis bu ne ma dégg ko loolu garaawul. te sax rafetoo. xoolal ma tegal la ci rafetoo. xam nga verre yeeg mbaxane bi sax dafa wàññi ñaawaay bi. bu la dara gêné. non bu ci am benn problème ñu toog ak yow nañ la bàyyi. ak baax da doon kaf. sant yàlla. munti munoo wax lu ñaaw déedéet. jërëjëf. ndeysaan man dama koy woo ba mu wi ma mën a ko yaa ñaaw. man ba mu insisté man ni sunu xarita xam nga moom ci boppam day toog fii ne góor day ñaaw. waaw déedéet wala mu ne la animateur yëpp maa ci gën a ñaaw maa ci gën a rafet jabar moom loolu mais Eva. Eva ñu ngi woon sànq. waaw de bu ko fi apprécier. non il est beau. non waxal. tey waaw chemise bi dafa relever kii am. solo moom artiste la xam nga relever kii bi. solo mbaxana bi on voulait pas qu'il mette mais finalement. on a accepté. c'est accepté c'est validé. et les lunettes. et les monture bi ça va. waaw ça va barbichette bi blanc gris. et les chaussures. mais malheureusement du la xam ñaareel. Ndoye Bane arrête salaamaaleykum ndeysaan lii yëpp récréation la salaamaaleykum. jaajëf. voilà ñu salaamaaleykum mbokk mi. allo dem na. waay. non Ndoye Bane du dem. ndeysaan. waaw nañu seet ba xam tey Apulaay la ñu àndal est-ce que amul keneen ku nekk ci ligne bi nanu ko dalal moo gën salaamaaleykum. allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen def mbaa tawatu leen. sant yàlla baay bi nu la jotee macha allah. yéen a ngi joxe seen participation bu baax ci réew mi. jërëjëf. li ngeen war a def yëpp yéen a ngi koy def. di ñaan mame Eba. naam baay. waaw wàññil télé bi tuuti rek ndax nu gën a mën a jokkoo ak yow. Eba. naam papa. maa ngi lay ñaan. waaw. maa ngi lay ñaan bu baax. waaw. nga dimbali ma
ndax neex ngeen ma neex ak yiw bi ngeen yiw ak waxtaan wu rafet bi ngeen di waxtaan waaw ngeen dimbali ma ba waaw dama ko fee musa seetaan benn bis mu sol ab pantalon ak beneen kii waaw dinaa koy def de mu naqari ma lool bëggatoo may def loolu day nit ku yiw dëgg la ma bëggoon rek toujours ngay indi sa wàccuwaay rek bu soobee yu yiw bu soobee yàlla li nga xam ne moo yiwa bi ñu bàyyi ko xale yi bu soobee yàlla papa noonu lañ koy defee ngir yàlla ngeen dimbali ma ci loolu incha allahu taala daan la ko may da ngay defar rek ngeen di gis waaw man nii ngeen di gis baykat laa est-ce que waay ci seen waxtaan laa jële waaw ma ñoral dara lu am solo waaw ubbil sama doom yépp ay compte banque macha allah woo leen waxtaan ñu leen a compte banque yi ma leen ubbil waaw damaa bëgg ëllëg si bu ngeen ma gisatul am fu ngeen jàpp est-ce que waay ndax baykat du fayu trimestre du fayu dara ndeysaan bu ma leen bàyyee nag dem yow ma am bu ma sañoon du ngeen tumuranke du ngeen jaaxle ci dara waaye bàyyi yàlla moo ma jox xel moomu yàlla na yéex waaye yàlla na yéex papay jàmbur yàlla na yéex bu yeexee bu gaawee bu yeexee yëpp aka ñoo nangu baa ngeen ngërëmal yàlla rek man sant naa macha allah ndeysaan di jaajëfal ndooy baan moomu dëgg la li ma ko jaajëfale dañoo bokk dëkk daanaka ndax maa ngi dëkk Mboro mu dëkk Pire ci benn la waaye mu fonk cosaanam lool fu mu waxe bu mu laat fiddile ko waa Pire dëgg la te wóor na ma ni moom it bu deman ba retraité ba liggéeyatul foofu dina dellu Pire ga mu dëkkoon wax na ko fi de wax na ko fi bu laajee mbay mu bay bu laajee jaay mu jaayee lu mu laaj mu def ko wallaay loolu nag wax dëgg yàlla rafetlu naa ko toog di sant yàlla di leen sant di ñaan yàlla guddal seen fan amin papa barkeel seen émission bi amin baay ndax nit ñu bari jàddoon nañu yéen a ngi leen di gindi ñuy dellu si ci yoon macha allah wasalaamu aleykum wa rahmatullah fi amanillah macha allah jërëjëf waay baay jërëjëf moom dafa ñu fàttali le laboureur et ses enfants donte moom macha allah dimbali na gone yi ba noppi. doy baax bu ma la ca yóbboo da ngay xam. mu daa dee wax ne bu travail premier de la paix. waaw kañ. c'est le fond qui manque le moins waaw. partout où la main passe et repasse. dëgg la. vous y trouverez un trésor. exactement. oui. Fàtte éducatrice du fàtte. salaamaaleykum ki ci ligne bi. c'est le fond qui manque le moins. voilà allo. allo oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. ça va. Tata Eva. naam. nuyu naa la maa ngi lay ziare. maa ngi lay fay di la ziara. maa ngi ziare ñoom Tata Mami Linguère. ndeysaan. tonton Ndoye Ba. ñu ngi lay fay bu baax. maa ngi ziare ñëpp. ak sama yaay boobu toog foofu maa ngi. madame Bajo. ndeysaan. seen émission bi neex na trop. ndeysaan. man dama leen di suivre am na sens it xale bu ndaw laa. dëgg la yàlla na ngay mag. toujours damay toog. suivre seen seen émission yi. dëgg la. dañuy neex trop Tata Mami Linguère nag daf maa neex trop sax. mbaa du doon ko dugal sa fii. keroog woote naa fi sax mais jiw ma woon. jàlloon na daal ne numéro laa soxloon ak Tata Eva yéen ñaar. ndeysaan léegi na la ko Abdoulaye jox. macha allah. Abdoulaye dina la ko jox wute naag Pape Samba Thiam. Adja Mami. waaw. bisimilah. dafa am na ku wax ne nee na moom daal wax dëgg yàlla mi ngi sant yàlla. ndax bi mu demee retraite yëgu ko. ay doomam ñoo ko jàppale. fu mu ne nii bu demee France léeg-léeg mu dem Genève léeg-léeg mu dem Canada. seeti ay doomam. dëgg la mi ngi sant yàlla te di ko ñaanal toutes les mères et tous les parents. waaye voilà li Ndoye wax daf ma delloo si lu baree bari gis nga booy jëmbat da ngay ut suuf su baax. nga wut jiwu lu baax. nga jëmbat ca boo yaakaaree am loo dundee ëllëg. ndax xam nga bu fekkente ne da ngaa dem ci sën. nga ji fa sa njiwu lu baax itam. saxa yaay rek saxa yaay rek nga fa mën a amee. dëgg la te xam nga kii taal mboob
ak di tooñ ku ko mën ci àll di toroxalub aawam di génneb taawam barke nuyu woon na ko moom moo ko fayul donc nañuy delluwaat ci njaboot gi bu baax waaye njaboot geet nañu fexe ñu am jom bu ñu amee jom ba noppi gis nga moom dafa investir tey dafa toll ci fayu moo tax dafay dem fenn fu nekk ñu koy awante di ko daggale billet muy dem di noppaleeku ñuy toppatoo yaramam mais Eva réew mi gis nga lu ñu sonn lu ñu daw da ngay xëy rek retraité te doo ko yëg te doo am dara sama waa ji kër a ko teree nelaw man xam naa ci dara ndax man bëgguma sax mu takk ñaareel waaye daf maa rassuré ndax nee na bu amul kër du takk ñaareel léegi xam nga ñu bu kër ne woon bismillah ñaareel taxaw lii tam boobu situation te gaa yi ñi ngi leen may kër ci dëkk bi Adja dalal leen ñun ñi lañ mayul rek ñun ñu peut-être xam na foofu nag laa jëm si woon nag nañ ñu dimbali salaamaaleykum gaa yi ñi ngi leen di may kër de allo ñun ñoo neexul nit ñi xëy na dañ leen a neexul asalaamaaleykum wa rahmatullah allo dañ leen a neexul salaamaaleykum Ndoye Bane bàyyi nu dëgg la di day am bis yoo xam ne day rakkaaju soxna su baax si ñu ngi lay ziar c'est vrai de Eva salaamaaleykum naam Diop suuf daf ñoo yomb man de dama doon waaj a nuyu waa kër maam Abbas Gueye yépp macha allah nga yéen laa doon dem waaye ba tey mën na ma laa dalal salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah mbokk mi waaw man damay lakk tur bi. lebal nan nag nañ la merci beaucoup. xam naa dama bëgg a participer ci thème bi. bismillah ginnaaw nag bi ma leen jaajëfalee ba pare parce que vous faites un travail. civique bu nga xamante ne nii xamu leen sax dayo bi ni mu toll. mais lépp lu waaye di jëf te mu nekk loo nga xamante ne nii dafay dellu ci askan bi. du nit ñi ñoo lay fay yàlla suñu borom bi nga koy liggéeyal moo lay fay. dëgg la parce que askan bi nag yàlla moo leen moom. ñu baaxamuñu ak nu nu mënti mel nag. yàlla moo leen moom. donc li ngeen di liggéey daal yal na leen ko yàlla fay. amiin 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 lu weer seen njort sotti ko ci seen kaw sotti ko seen njaboot. amiin ci barke Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam Ndoye Bane ñoom ñëpp man dama leen di déglu quoi mais vraiment kontaan naa ci li ngeen di def. maintenant par rapport à la retraite. moi je pense que ne y a plusieurs facettes yu nga xamante ne nii. amu ci benn dëkk boo xam ne day militer en faveur du retraité. que ça soit l'aspect sociologique. tey da ngay dem ci kër. gis un vieux retraité qui s'est tué liggéey bu bëgg a dee. retraité. mais dafay continuer di supporter li mu doon supporter. bi muy liggéey. pourquoi kenn du ko teggil dara kenn du ko teggil dara. ay bàjjan mi ngi ci kër gi. jabar yi bu fekkee ñaar la am kii ku nekk di concours sa mbokk mu ñëw nga ne ko kaay toog. kenn ëppale wu la ci. wallaay wallaay xale yi nga xamante ni ci la investiroon kii parce que sax xale yi sax boo xoolee. gis nga dafa am loo xam ne dañ ko wax ta dee. gis nga l'impôt social la. lu mu dal moo ñu rey. parce que yow da ngay am sa ñaari doom wala sa ñetti doom. sa revenu doy na leen pour nga supporter leen fay leen école yu baax ñu jàng bu baax bu ëllëgee ñu réussir. mais impôt social bi dina ñëw togg sa kaw ba nga xam ne yow li nga amoon pour dundale ko ñetti nit ak ñeenti nit day mujj nga koy tasaare ci fukki nit ak juróom. wallaay yu nga xamante ni demee tamit ku ci tekki naaw dem yoonam. et là au même moment tu sacrifies tes propres enfants parce que li sa revenu yi nga am mënoon naa fayal sa jàng xale ñu dem ci école yu baax jàng fa jàng bu normal réussir. mais parce que ñi muy woo ko parce que yaa ngi daw gaay demba. wallaay di ko tasaare. et au moment bu koy tasaare yaa ngi désavantage say doom say propre doom. bu demee bu subaa bu réussir ñu ne moo ko liggéey. alors que ñi la ko yóbbee ñoom dem nañ defi leneen. donc il est temps que ñu defaraat suñu société bi. la retraité war ñu ko tekkil dara bu ñu ko tekkilul dara tamit ñu bàyyi ko njabootam mu gérer njabootam. wallaay mais kër goo xam ne da nga retraité nga fekk fa benn pension retraite nga fekk fa 20 personnes. te ku xëy dem jël wut dara tax ko sa bopp bu ndekki amul ku nekk daw jënd benn pain chocolat benn kii fii maye ngay sambe fii dugal sa bopp biir. waaw foog jàpp sa ñaam di seetaan borom kër gi muy rey boppam. dëgg la c'est anormal. dëgg la suñ société bi ni muy doxee moo jaarul yoon. wallaay wax nga dëgg ko wax kenn ñi mu ko wax boo ko waxee ñu ne la dangaa bon wala dangaa lii. ak jox naa ko sama doom mu delloo ma ko. nee na mënu ko yor. mënu ko yor. loolu moo kii beneen bi tamit mooy beneen facette bi mooy facette institutionnelle. un retraité ni muy fonctionner te dimbaliwul ko. parce que yow bu fekkente ne yow da nga retraité. tu sais une pension alimentaire. le mode de calcul de pension alimentaire sax moo njëkk a yéeme. système de points. bu nga xamante ni yow dañ lay couper à la source chaque mois ngi dem
ñu calculer la sa retraite nga xam da ngay am na ñoo xam ne dañ leen di calculer seen retraite ñoom man je pense que ne il est temps que tamit ñu xaw a xalaat yeneen stratégie xam nga taal bu tëwee tàkk da koy uppee façon bu nekk da nga koy gën a xam ba mu baax voilà mais da nga koy xam ne côté bu nekk ba mu jàpp dëgg la tey pension yi doyul mais bu continuer rek naan pension yi doyul et puis tamit yokk pension dafa am ay limites parce que en état tamit dafa am ay yeneen préoccupation mënul jël assiette budgétaire bi yëpp yamale ko ci yokk ay pension parce que pension tamit dafay obéir à des règles c'est des cotisants ñuy cotiser pour di fay ay ñu retraité te ne ñooñu doon cotiser ñeneen ñëw di leen cotiser donc ratio boobu bu fekkente ne équilibré wul ça pose problème donc c'est l'État qui va amener l'appoint supplémentaire mais pourquoi pas maintenant kuy liggéey ñu institutionnaliser ko ne léegi ku nekk na ngay souscrire ay police d'assurance retraite ni ngay cotiser si caisse retraite IPRES da ngay cotiser assurance c'est vrai mais aussi à une condition assurance yi ñu fiabiliser parce que ñu cotiser na assurance ba xëy retraite ñëw taxaw ñu ne ko amoo fi dara wala dugg ni fii dugg na na c'est vrai parce que nos assurances là c'est des institutions d'arnaque légalisées c'est de l'arnaque légalisée au Sénégal l'assurance muy taxaw muy ñu nekk donte am na maison mère yu tane donte am na yu tane mais am na ci yoo xamante ni ils font de l'arnaque man gis naa ci nit vie boo xamante ni keroog bi mu retraité ñëw defe ne ay millions lay jëlee ci assurance am du mu ñëwee bi ñu ko waxee la fa nekk dafa xam dëgg la ko yóbbu àllaaxira loolu foofu la jaare ay waay ci choc boobu yooyu c'est-à-dire réew mi il faut ñu dëppal ko à tout point de vue il faut que ñu bañ a taxaw tamit rek di indexer les autorités les institutions les lii les là il faut qu'on commence par nous-mêmes que ñu dëppal suñu bopp ba pare ñu xool ñun nan la ñuy fonctionner est-ce que société bi ni muy fonctionner est-ce que société bu viable la bu reposer sur des bases viables yoo xam ne mën na wéy mënatul wéy maslaa bi mbokkoo bi impôt social bi nangam bi léegi say cordialité inutile et puis c'est une usine de fabrique de médiocre trop de maslaa trop de supporter nit ki saa yoo ko supporter ba mu ëpp tu le pousses à la médiocrité parce que dootul defat effort dëgg la ñun société bi nag suñu société bi dafa favorable trop à ce genre de choses là nit ba nga xam ne am nga doole war nga mën a liggéey xëy dem daane sa doole nga tëdd ñu lay jox añ ak reer ndekki bi nga boole ci ñaan cigarette ñaan ataaya dëgg la de sama yow man ni damay liggéey mais je sens ce que ça veut dire dafa yomb trop et puis loolu mu nga xamante ne nii ataaya ak suukar moo fa gën a jar ak kawe dëgg la je me demande comment ça va fonctionner ataaya suukar crédit moo fa gën a jar ak kawe un pays comme ça nan ñun dina naxante suñu bopp buñ ko ci tubaab beeg CFA beeg exploitation bi on nous a exploité au même titre que des pays yoo nga xam ne ils ont été exploités au même titre aujourd'hui ils s'en sont sortis la Chine a eu son indépendance ils ont eu la traite avec les Japonais aujourd'hui c'est la deuxième puissance mondiale donc on ne peut plus s'accrocher sur ay détails naan looloo ñu tardé ñun li ñu tardé est en nous te nee naa xëy na buñ fi nekkoon sax ñu tane ñu gën a avancé non ma ne xoolal li ñu tardé c'est en nous tubaab bi su ci yàggul suñu diine la ñuy yàq suñu diine ji la ñuy yàq suñu diine la ñuy yàq ba pare yóbbu ñu ba ci digg bi ñu tagal ñu fa nekkatuñu africain duñu nekk tubaab on a perdu nos repères il faut qu'on revienne à des repères solides loolu du la faute au tubaab de xanaa ma ne loolu du la faute au tubaab de xanaa la faute au tubaab xam nga ñun xam nga médiocrité xam nga fu mu commencé waaw lu la dikkal rek nga wut koo ko yem ñun ñoo mënu arrivé du lépp tubaab bi moo ñu ko def Sénégal Afrique dañ fi gis benn tubaab bi mu nekk ministre dañ fi gis benn tubaab mu nekk député dañ fi gis benn tubaab mu nekk maire donc si le tubaab parvient à faire ce qu'il fait kan moo ko permettre c'est parce que nit ku ñu comme ñun moo taxaw di ko permettre donc le mal est en nous il faut qu'on nous ose dire la vérité si on en est à ce niveau-là c'est parce que quelque part on a prêté le flanc et on refuse de regarder la réalité on refuse de prendre les décisions idoines pour mën ci génn là où il se doit à commencer par des décisions individuelles ku nekk au niveau que tu te trouves
côté de dire est-ce que man li may def méngoon ak avancé ak jëm suba. jëm kanam suba. on verra que ne 80% des gens la li ñuy def chaque jour pensant que ne ñu ngi nax nit ñi naxuñu kenn seen bopp la ñuy nax. yow de da nga waxu politique bonne gouvernance ndax xam naa noonu nga doon bëgg ñu jubal ci hôpitaux yi bërëbu liggéeyukaay yi mairie yi et ainsi de suite. non dis-moi kan gis nga imam bu juboo. julli gi yàqu. imam bu juboo. bu ko réparé wu julli gi yàqu. julli imam bu yàqu rek ñeneen ñëpp yàqu. tey parce que xam nga lu ko waral loolu mauvaise gouvernance nit bi nga xamante ni dañ laa jàppale ba teg la ci béréb boo xam ne leer na ne war a foo woon nekk te finalement même boo fa nekkoon sax ay yarote sax ñu wax waaw mais dañ bay nekk ak reewande gu mat sëkk. parce que xam nga lu place bi laaj tu n'as pas été formé pour savoir si kii li ngay liggéey nii loolu la sax ak li mu laaj ak benn incidence lay am ci nit ñi. ñaata fois ngay dem di lijjanti benn papier benn nit bu tekkiwul dara. billaay réew xamadi. ñëwaatal ginnaaw suba alors que yow continué de ko yàlla na nga gudd fan. réew xamadi. mais xool xam nga lan koy teg ci réewande ak won la ne man maa fi nekk nga ñëw nga xaw ma ne la waaye man amaguma temps mënaguma koo saisir léegi dama ko war a saisir mais amaguma temps puis revient après demain. te xamul après demain nooy def ba paas ba ñëw. xamul loo def ba paas. et pareeguloo y en a qui t'apprécie ci sunu machine bu ndaw bi ñu ngi wax ne wax dëgg yàlla li nga wax yëpp ñoom validé na. li moo fi am. maanaam li nga wax yëpp daal mënuñoo dem ñun retraité ci jàmm parce que ya ñuy bàyyi ca gannaaw di traîner casserole yooyu di ko traîner moo ñuy topp. moo ñuy topp ça va nous poursuivre et puis c'est malheureux nit bu liggéey ba war a dem noppali ko ci plonge dans la promiscuité dans la misère. c'est la vérité. loolu dafa neexul ci xol alors que tu as fait tout ce que tu devais faire parce que simplement une organisation benn genre système moo la plongé dans la misère alors que yow normalement da nga waroon a dem noppali ko ci ñu ne la jaajëfati. mais aujourd'hui da ngay retraité rek dee. da ngay judd rek retraité. da ngay retraité rek dee wala sax à l'approche de la retraite nga dee parce que tu as une charge émotionnelle. une charge de stress bi nga xamante ne nii c'est mënatoo koo gérer. ngay dépérir nga non naka. maanaam tiit sax mën na laa rey balaa nga ca àgg. non waaw waaw mais gisal un retraité boo ko gisee lan nga koy njëkkalaat xanaa da ngaa feebaroon wala da ngaa jabee. wallaay. waaw da lay laaj naan dara jotuma parce que lan la. xel mi fi duy mooy dem. stress extraordinaire. maanaam léeg-léeg nga taseeg nit mu màggat lool ndeysaan. mais àggagul sa retraite boobu coono àdduna moo ko jàpp ndax feebaru. mais gis nga ku retraité def 2 ans. waaw. boo taxante normalement on va à la retraite à 60 ans boo taxante moom tu lui donnes 80 ans. 2 ans après rek tu lui donnes 80 ans. kon de damay wax pauvre de nous. wax dëgg yàlla. mais donc nos intellectuels. wala nos gouvernants. ces fléaux là war nañ toog am ci jàngat. buñ ci amee jàngat ba pare ñu jël les décisions idoines xam ne lii moo ko waral donc lan la ñuy def pour saafara lii. mais ñun on gère le quotidien tey la ñuy gérer. suba suñu yoon nekku ci suba ñiy ñëw nañ ko gérer seen bopp. dëgg la. ça n'ira pas nous on n'a pas la culture de travailler pour les générations futures. même dans notre dicton sunu yariñ njariñ loo fekkee. slogan bu bon. bu bon. gis nga Pasteur bi kii la pénicilline il est mort pauvre il s'est enfermé dans son laboratoire il a travaillé pour les générations futures. Aujourd'hui tout le monde connaît son nom. mais pourtant il est mort pauvre. Il avait le sens de la génération des générations futures. Il s'est sacrifié pour les générations mais du ñu dencal dërëm duñ ko dencal génération future parce que koo wax mën nañ njariñ loo fekke. fii daal su dul takk der yi kenn la ci Sénégal jarul. nga ni koo wax mu ne njariñ loo fekkee. njariñ loo fekkee. kon li nga wax yépp daal problème mu comportement la ñu am. comportement bu grave. un comportement extraordinairement égoïste. extraordinairement égoïste. li ma doon wax man damay am kumpa laaj la ban âge nga am même si c'est pas le débat. non moi j'ai 53 ans. macha allah la voix est encore plus jeune. moo tax ma laajte sama question bi. on me le dit que ne. waaw je ne porte pas mon âge. parce que man je vous dis comme ça mais sincèrement moi je ne me stresse pas parce que pourquoi
j'ai appris à être pragmatique, j'ai appris à dire non quand il le faut. Quand c'est pas possible, je dis c'est pas possible. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. yaa ngi dugg ci l'estime de soi bu yàggee fa ngay dem. gis nga am na waxtu nga xamante ni tey xam nga lu ko yóbbee coono. il n'ose pas dire non. il n'ose pas dire ça suffit. on arrête. te xam nga foofu lu fa olof wax. olof nee na ku xamula wax déedéet sa waaw baaxul. sa waaw du baax. sa waaw du baax. et puis tu deviens un fumier, un menteur. Parce que quand tu n'oses pas dire non, alors que tu dois dire non, tu deviens un fumier. Quand tu n'oses pas rire, ne pas rire, alors parce que tu n'as pas envie de rire, tu ne dois pas rire. Quand tu as envie de rire, éclate-toi. Que personne ne t'en empêche. te pour jox la rek da ngay woote réunion. poser débat bi. daal ni ku ci lii ma posé ku ci amul looy xalaat. waxal fii kenn du wax de ñu bàyyi ba génn ci biti. naan waaye directeur bi li mu wax waaye tegul fenn. waaye te li nga d'accordul nga mënoon koo wax. gis ngeen noonu doy daal. dama lay wax moi comme je fonctionne. Je ne suis pas ami à beaucoup de gens. Parce que simplement je dis ce que je pense. Quand je dois dire non, je dis. Mais pour voir la société. lan mooy sa profession di nga ne awa ko dañ kumpa la. man technicien la. man technicien la du ma administratif. Peut-être c'est ça qui me donne le côté un peu pratique. waaw. Je ne suis pas administratif. D'accord. Mais notre société même n'aime pas des gens qui disent non. On ne l'aime pas. dañ lay bañ de. dañ lay waay. dañuy man toog naa sama propre sœur doomam di déconné il a 15 ans ma ne ko écoute diw gis nga kii boo ko yarulee ce sera à wallaay ma ne ko xam nga lu tax du ma accepté man ma jur samay doom di investir normalement ci ñoom mu dem nga sa njëriñ jàpp sa doom yàq ko mu dem ba am 15 ans 16 ans nga ne waaw ñu ngi fii xaaral ma yóbbu ko kër nijaayam du ko defar mu ne ma yàq say doom un travail de 15 ans benn xale bu ñoo jóge fële nii ne ko ma taxaw di jooy ma ne ko je ne le ferai pas. waaw et je refuserai de le faire. jooy xale gën yu mag de. ma ne ko je ne le ferai pas. sama yaay mi ngi toog mu ne ma looy wax nii pourtant yow dañ laa yor ba kii ma ne ko ban ma yore ba kii tamit dama nekkoon ku neex a yor. fan ma jom jaaree ma. léeg-léeg nga yor ku neexut a yor de wallaay. mais Sénégal lan moo ko yàq sëy yi dem sëy am fa doom bàyyi ko mu yàqu xëy na ko dama sa kër ni jaay mu ñëw. yàq la nga defaroon. yàqtaan xale la doxaan bi ndam bi. mbaadu dañ ciy teg ne ay raba ko jàpp. déedéet dugal yàmbaa sa biir kër. non dugal yàmbaa non foofu laa tudd si mën la ban. waaw ñu ni pas bu retraité bay tux yàmbaa ci kër gi. dugal yàmbaa ci biir kër gi. waaw ay habitudes yoo xam ne bu su fa woon am. indi xamoo ko woon. tu n'aurais pas branché parce que tu yaa ngi naan bu ma waxee ñu ŋàbb ma. te moom la de quoi. nangul ñu ŋàbb la de nangu ko de. nangu nan la ŋàbb de mais waxal dëgg gi rek. mais non non fexe nag bari na ñoo xam ne seen kër dem ci def seen akulaay taala mais benn yoraan la benn kii nag jóge fa la dugg ci biir ñu la yàq. préparer un travail de 15 ans de 20 ans de 25 ans. loolu kan moo ko lu tax ñu war koo nangu. au nom de quel impôt social la war a nangoo loolu. c'est pas normal. le mal est en nous. waaw. Le mal est en nous. Il faut qu'on accepte que ñun li ñuy fonctionner du noonu. ba pare nag doo ko xool naan ay Macky Sall ak ay diw ak ay daw ak ay dawaat nangam tubaab bi ak nangam. On cherche la petite bête, on cherche les solutions faciles. On n'ose pas se faire violence pour changer nos habitudes. xam nga grand yàgg naa wax fii ci télé bi. moom de pression sociale bi lay wax. non loolu la yàgg naa wax ci télé bi man leen amuñu problème mu président. amuñu problème mu assemblée amuñu problème mu dara. problème bi mooy ñun ñii la problème bi ñu am Sénégal ci biir kër yi la démarré. ci biir néeg ba sax. ñëw ci salle bi. mais loolu mooy lépp base bi la. loolu bi la problème bi ñun la de ñun ñii la. tey ji ku bëggul woon tey ji am na lu muy dolli de. allo way grand. gis nga nuyu ba. waaw. gis nga ñu jël président bi gën a jubati ci terre. ñu fay ko. il suffit que le peuple commence à marcher normalement. ce président il est benn nit la doomu aadama la. il est obligé de force ou de gré. ñun ñoo koy s'aligner. nit bu nekkee jiite ay nit di ñëw def lenn yi c'est parce que xam na ne day jàll parce que ñi mu ko séqal c'est passoire la. mais nañ jël ki gën a dëng ki gën a jubati ñu mën na ko président suba te réew mi di doxee nenn ni moom amul fitu taxaw di def lenn li. suñu amaa nan la jiite bu ñu dee am fit di def yenn yi c'est parce que nan golo bu dabee xaj ci doxin wala. ñun ñoo doxinu neneen
moo tax gars yi dinu ñimee def nen ni il faut qu'on le dise ba après ñi wóobeetu naan gis nga lii ni muy man booboo may rey xam nga li nga wax nii yëpp sa discours bi commentaire bi lu ma koy def ay point d'interrogation laa ci teg ku ci nekk à nous de réfléchir voilà ngeen baal ma àq nag ci groupe del bi non bala gars yi jox sama numéro ci suuf yow kontaan nañu jëlal numéro Ndoye Bane waaw jël sama numéro ci suuf mais loolu ku jar di waxtaan ñu leen à vous de juger waaye tey damay wax à nous de réfléchir li ci des suivi de cas lay doon ndax dinañ ko topp seet lan ak lan parce que yi mu fi tënk yépp daal mooy suñu société tey bu doon bind benn ouvrage am dafay bind lu tege lu baax lii mooy sunu maal wax na ba wax ni di nga am doom yar ko ci ni nga ko war a yaree keneen ka nga bokkal jege la lool sës la rek yaree doomam ca na mu ko neexee bu ëllëgee mu dikk jël doom ja indi ko sa biir kër bu ko indee sa biir kër bëgg la ko nanguloo nee na itam lu ne nga ni waaw soxna mami damaa bëgg nga may ma juróom fukki junni nga ni waaw dama bëgg nga jox ma xaru tabaski fukk laa ci bëgg seddale diw ak diw ak diw nga ni waaw mais yow doo nekk ci jàmm waaye nag yow ñi ci kaso yi kan moo leen fa yóbbu nga foofu nit ñi fa yóbbu baax ñi ci biti mbaa du damay noppi ci moom ñëw tàmbali ci da nga yor keesu daayira bi waaw wala keesu ASC bi wala keesu nguur wala keesu gaay yi wër la di la ko laaj nga leen koy jox ñii di la tagg di la waxal loo xam ne liggéeyaloo ko dëgg la ba ñu xëy ñul na tirip jàpp ña ngi ko doon jox toog ci biti comprendre nga waaw loolu mooy problème bi barki dem am na sama benn booy bu ma woo ne ma sam papa dafa retraité ba ñibbi ñu woowaat ko man ko lu mu def bañ woowaat ko mu ni il paraît que fa mu doon liggéey dafa am trou xaw ma ñaata million man ko ana mun sax mun ma dafa retraité même pas 1 mois ñu woo ko jàpp ko mi ngi ci kaso bi ndaxte fa mu doon liggéey dafa am trou xaw ma ñaata million damaa bëgg ngeen jàppal ma xalaasal ma ko ñu ko xalaas amuñuy millions ñun ay millions ñun maanaam xalaasal ma ko waree xalaas ma ko pour ñu fayal koy borom man ko loolu déedéet waaye moom daa xalaas boppam daa xalaas boppam ay ca mami bi mu tiimee kees gi dafa jaawale poosam ak poosu buur xalaas moom daa xalaas boppam moom ma tegal la ci xalaas waaw xam nga nag suñu sëriñ bu baax bii génn léegi dafa indi yu am solo fu nekk daf faa laal Eva benn pombiteer bu nëb dafay yàqul saaku te gis nga li ma ko waxoon sànq moom laay waxaat ku xamul déedéet sa waaw baaxul nañuy xam dóor ci bu mu tàngee te gis nga jooyi xale dafa gën jooyi mag mais béjjënum nag ba muy la ngaaroo mag ñaa nga woon ca pénc ma dañ la ca woon jàkk te jéemuñu ca dara mbir dee ko jubbanti ca ba mu tooyee waaye bàyyi mbir ba mu la ngaaroo ba mel na mel nga ne dama koy jubbanti danga koy damm gis nga boo yoree sa mbir yaral ko sa bopp boo ko yàqalee sa bopp téyal ko sa bopp jëfandikoo ko sa bopp léegi da ngay yor sax sa doomu kenn mu nekk sa biir kër nga dem ba gis ne mi ngi commencé di changer ay jikko nga ne bëgguma mu kii naa ko delloo ci ay bokkam nga yóbbu ci ay bokkam ñu indi la ci xas ta maa ngi lay yëgal dara doomi jàmbur joo fa yor ba màgg ba ñibbi ci ay bokkam lu naqari yi bokkam ci moom ñu ne yaa ko ca def lu leen ca neex ñu ne ñoo ko ca def ndax ñoo ko juróon kenn du xam fan la àtte bi yem ku ca ne ma ngi koy jiiñ morom ma jàngalekat yi nga xam dañuy jàngale ba retraité dëgg la am na ñoo xam dañuy dem ba jékki-jékki ubbi ay école privée dëgg la di liggéeyaat dëgg la wala ñuy dem jàngale ji ci yenn école privée moom ci tànk yooyu la est-ce que du tànk yooyu nga nekk waaw non pour ndax waxtaan wee ngi waaj a jeex gis nañu sa mbirum jumelage bi nga fi am wallaay man plutôt dama doon bind livre dëgg la mais nga waree inspiré voilà ba ci Adja Mami ak ba ci Adja Mami moom ces dictons là dëgg la daf may daane damay bëgg a bind après dama ko am na ñu may traduire en wolof ou en français dëgg la mais les plus compliqués je n'arrive pas à les transcrire yu simple yi rek lay bind quoi bon ensuite TFM li ma ci gënoon kii pourquoi je me suis focalisée à TFM Magalu Touba daaw bi may seeta daaw jéeg comme bi ma mu ngi mel ni man maa gën a gis lu xew Touba ma ñëw suñu bureau ma ne mais yéen ñi demoon màggal mais man li ma gis mu ak explication yi votre ji li la mais ak
oustaz te Anne est-ce que xam nga mais ils sont formidables. du ne rek nee nañu loo kii ci kii bi ñu ne li papa Cheikh naan lu ma ci wax ñu ne fi ma nekk tax noonu lañu waaw bàyyi ma ngoog noonu la ñuy def nag ci ëtti këru diine yëpp ñëpp la ñu yemale ñëpp mu ne ci jaani bu église bi aye woon dañoo daal di dem ba foofu def ca lañ ca war a def et on est dans une nation benn peuple la ñun ñëpp ñoo bokk ñoo macha allah dialogue islamo-chrétien bi ngay wax man dañ may invité chemin de la croix suñu waa bureau dañ may reetaan damay yore 10 000 ma ñëw suñu waa bureau madame Badio 10 000 yi 1000 francs yu bees yi yëpp si fait catholique yi nga koy yow ma ne la Jésus dama koy woo j'ai même sa photo sama kër Jésus ñëpp la dama koy woo mu wuyu ma mais c'est un prophète lii Jésus Bordeaux bi ma jëm mbokk Jésus yi ñoo fa ne dugg nga ci dialogue islamo-chrétien waaw su ma ñëwee prêtre bi daf may indi def témoignage ba am na ñoo xam ne si assistant dañuy defe ne dama ñëw pour tuub donte yaa ngi sant mu am taal ma yore nag sama kurus c'est vrai sama benn ami nekk si jotaay bi kooku ne déedéet kii dafa ñëw pour prouver pour témoigner macha allah kii dafa gëm setu Omar Foutiou la sama xarit la jëkkëram colonel douane la madame Gomis billahi remercier nañ la ci li nga ne wareef dafay sa émission da nga doon suivre retraité yi bëggoon ñëw joxe exemple ci yow commencé benn bind boo xam ne àggagul waaye yaa ngi ca kon am nga chance tey ñëw côtoyer Mami Linguère am chance ñëw côtoyer Ndoye Bane bien sûr ñu ngi lay jox rendez-vous sous peu de temps bu soobee yàlla sous peu de temps kontaan xale yi ñoom tam ñu ngi ci jàmm yaa ngi leen di toppatoo bu baax ñu ngi si jàmm bon kër gi ñu wut nii mon mari m'a aidé ñu si relever location biñ ciy jot ci suuf man damay ci jël di fay samay prêt banque pour innover aussi kër gi beneen niveau bi moom tam mu ciy fay courant ak ndox moo tax préparation retraite ni nga ko waxee soo xasee ba wut kër dëgg la jéem ko si relever dëgg la daanaka soxlawul sax xale yi chaque mois sax ñu ñuy yónnee dëgg la mais man ça fait 2 mois j'ai pas perçu mais mois passé xale yi di ma bon actuellement dañ may jàppale su may dem France nag damay jël prêt man maay madame prêt damay jël prêt fay ko retraité bu branché la macha allah bu branché je me débrouille en tout cas kontaan grand bi dafa bien sûr dafa retraité IPRES ñun ñoo retraité moom IPRES neex na yii su bëree coow ma ne ko maay dugg waañ togg ba tey waaw très bien booy laa am maay togg sama démb maa ngi invité ay samay copines ñu ñëw ak sama beneen peccorgo bu jóge Paris ñu ne dañuy ñëw def formation ñu ne dañuy def formation xam nga mami merci beaucoup ni may toggee madame Badio waaw xam nga c'est la takk ñaareel Ndoye Bane c'est pas le sujet boobu point de suspension on laisse tomber non il est dangereux il est dangereux mais il va me traîner sur une peau de banane. Pour que je glisse. Mais je ne vais pas glisser. Machallah, il faut toujours côtoyer la vieille école. Madame Badio jërëjëf. soxna Mami Linguère waxtu bi daf na. wallaay ñu ngi nuyu bu baax a baax waa kër sunu maam Abdou Razak Gueye. waa kër maam Makhtar Gueye. waa kër Abbas Gueye macha allah ñu ngi ñaan yàlla yóbbu leen ci aljana yu gën a kawe macha allah. waaye nag itam dinañu dem Grenoble ba tey dem seeti suñu yaay yaa soxna Gueye ñun ñoo la soppal suñu bopp macha allah. ajaratu Daba Gueye yu indi nañu yóbbante bi macha allah ñun daal loolu bëgg lu ne bëgg nañ la 1000 fois muy man di Mami Linguère di Ndoye Bane. Adja Anta Gueye nuyu nañ ko itam duñu fàtte Asietu Gueye turandoo Asietu Mbeng tey daal nga yéen la ñu xëyee yaa ngi fàttali ko sunu maamu dignitaire lébu yu baax yooyu fa tabarakallah macha allah lu baaxoon ci Sénégal seen loxo nga ca ñu doon ko def ba tey sët yi dikk doom yi ne fi macha allah ñi maam ya doon baax dañuy jàpp ne sët yi ngi baax ba tey tabarakallah macha allah doom yi gën a baax ndox daan taa ba tey sax boo demee fekk fa tepp dëgg la léeg-léeg jikkoy gone mën na laa dab waaye heure boo màggee rek dëbb sa dëbbinu maam ak sa dëbbinu yaay booy wax loolu damay fekke wu ma jamono ji mais damay dégg sama maam Marème Diop Makhtar su musaana jóge fii di dem di seeti maam Cheikh Yaba fële ca Kayal dañ daan defante yu baax ñoom mag ñooñu ndeysaan bi ngay wax Gueye Gueye yi nag sama xel dafa dem ci Abdou Latif Gueye miinu ma ko woon dama ko daan seen mais man yàlla dafa def dama ko soppoon il fa mu nekk yàlla na ko gënal fii mu jóge te yàlla teg loxoom ci njaboot gi mu fi bàyyi tey nag xam nga ki ma génnee fii maa ngi génnee yaay Gueye Jamra itam xoola keroog bi mu fi ñëwee ndeysaan keroog mi ngi fi ñëw ndeysaan defal ñu waxtaan bu neex a neex
dafa am sama benn yaay bu tudd Adja Ngan Thiam. xool ko nag di yaay ci Mama Thiam mi nga xamante ne moom mooy borom Diva création. waaw moom moo ma génne fii mën nga dem te ñëw ma génnee numéro am. très bien parce que loolu duma ko sañ moom. waaw tey da nga brodé wu daal xam naa ne jeeg jaa ngi xaar Ila Touba gi la ñuy waajal. aywa bismillah Ndoye Bane. jaajëf ñu ngi tàggu ñëpp ba leen dee jàmm rek. incha allahu taala. retraité yi ñu ngi leen di ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. amiin yaa rabbal alamin. di wax ak doom yi tamit ñuy góorgóorlu. moom li mu mën mooy dimbali ay waajuram. su la sa waajur daj ci yow. utal la yaay ju baax. nga juddu. mu utal la école yu baax. jàngal la sa diine. jàngal la teg la ci yoon. ba nga dem tekki dara. mën a takk soxna mën a yor kër. laaj na nag tamit ngay gëstu bu baax a baax say waajur. ndaxte gars yi ci waajur yi lañ rawantee nag. dëgg ci waajur yi lañu rawantee fii Sénégal la. dëgg la waajur yi dañoo am solo. donc soo ci amee sa waajur mu retraité. wax dëgg yàlla sooy reer war nga koo xalaat. sooy añ war nga koo xalaat. soo duggee sa oto bu neex taal climatiseur yi. war nga koo xalaat. xam ne moom tey ji mënoon ngaa judd mu xoj la. wala mënoon ngaa judd mu négliger sam jàng. dëgg la waaye tamit yi nga xam ne dañoo négliger jàngu xale yi. abandonné yaay xale yi. dem ba retraité. bëgg xale yi jàppale la. doom du faya toog waajuram waaye tamit. nañu dem waxtaan ak seen i doom xam ni loolu ñuy dund ñoom ñoo ko liggéey waaye doom du fayantoog ay waajuram ñi sant di gërëm ñëpp di nuyu waa IPRES ak paa yi nga xam ne ñiy fayee ko IPRES ak ñi nga xam ne ay baykat la ñu ca retraité commerçant yi retraité ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax merci beaucoup di nuyu Mami Linguère wallaay waa ajaratu Ngañ Thiam moom xam nga yaayu Mama Thiam mi ngi fële ca Diva Couture nekk fii ci Nord Foire ci watu jàkka ji mën ngeen fa dem numéro téléphone di 77 521 29 24 77 521 29 24 ngeen dem fa maama yàlla na sa jàmm yàgg ndax sama rakki xol jooju bëgg nga ma lool te war nga ma ko waaye di nga xam ne man itam maa la gën a bëgg sama yaay Njaay Jaata yow kenn du yow lépp yaay borom lu ma sol rek yow laa ko tuddee Eva mi ngi remercier bu baax a baax Mass Touré ma nga nekk fële ci avenue Blaise Diagne kon boo ko jël leen numéro Mass Touré c'est notre bijoutier macha allah dañu jox bijou rafet wax dëgg yàlla Mass merci pour disponibilité bi ma nga nekk ci 77 616 53 80 77 616 53 80 Bamanan Style merci à vous pour le beau boubou Manti Traoré Mimi ak Sidi ak ñëpp ñi fa nekk maa ngi leen di remercier waaye soxna Ummi Mbaye nuyoo bu mag bi yaaka moom jërëjëf kontaan nañu ci cuub yi rafet yi kon boog Bamanan Style ma nga nekk ci 33 821 64 72 Fatimata Coiffure itam dañu lay beral nuyoo ma nga nekk ci 77 648 50 16 di ñaan yàlla lépp loo xam ne waxtaan nañ fii nu waxtaanee ko def nañ ci 2 semaines di ci waxtaan yàlla na yàlla may nu dégg ak topp te mu may ñu itam ñu préparer suñu retraite ci jàmm préparer suñu retraite ndekete yoo bi ñu seetee ba seet du dara lu dul du as dajale koppar du leneen ak leneen lu dul yar sa njaboot ci diine yar sa njaboot ci dëgg yar sa njaboot ci yar ak teggin ba bu ëllëgee boo demee ba tëlee fa ngay bëgg ñu teg fa tànk ñu teg fa tànk te itam ñaaree fi mag di bëgg nga teg fa tànk fu baax rek la fenn la foo xam ne boo ca doxee incha allah daf lay indil yokkute te ku am yokkute wax dëgg yàlla di nga mën a gunge waale sa ay wajur ku mënta gunge ay wajuram na la wóor ne dellu nga gannaaw kon bokk balaa loolu yépp di ñu dal nanu taxaw seetaat suñu bopp taxaw itam def ay économie daal dee wàññi li nga xam ne mooy futurité yi sax nañ koo waxee noonu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax yàq baaxul yàlla bëgg ko yonante bi sopp ko kon nanu bàyyi yàq te préparer suñu avenir gën a indi compréhension suñu diggante maa ngi remercier itam suñu yaay Adja Ourey Samb yaayu Saint-Louis Mané bëgg nu lool moom ak jabootam wallaay ndeysaan bu baax a baax a baax a baax du nuyu képp koo xam ne toogoon na du nu seetaan waaye nag chez Matibane moo solal Ndoye Bane la belle chemise xam ngeen moom dafay yaru lu ba bu dikkee fii bëgg ma waxal ko ki ko solal kon boog Matibane sunu soppe sunu rakk moo solal Ndoye Bane ba noppi fay Ndoye Bane pour saraxu ko maa ko fay na ko sol de yaa ko fay ba noppi maa ko fay très bien équipe technique bi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax wareef dana dem ak yéen semaine prochaine bu ko defee macha allah dinañ leen indi itam thème bu am solo thème bu yëngal dëkk bi ñun ci ay thème la ñu dox te xam nañ ne finalement ñu ne